ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen njàngatu bés bi. tey dañu ñëw ci sujet boo xamante ni depuis ba mu xewee bu ngeen seetloo àdduwuñ ci du sax benn publication bu ndaw buñ ci def muy ay étudiants yu dàq université Cheikh Anta Diop bu Dakar ndax nee nañ dañ doon yàq gannaaw résultat élection amicale bu fac droit. depuis lors ñu amoon ci benn réserve ndax comme ni ñu tàmm di ko waxee rek bokk ci coow li xam li waral coow li moo ko gën suñu objectif moo nekkoon recueillir ay témoignages de part et d'autre xool li ci yenu maanaa ak li ci yenuwul maanaa dégtal leen ko. déjà li ñu njëkk a ñaawlu mooy tooñ bu tukkee ci kilifa université balaa ñu ñëw ci kaw étudiants yi ñoom itam lan mooy seen responsabilité. moment bi ñuy wax ak yéen étudiants yi ñu dàq dañoo waroon sax porter plainte kilifa UCAD yi ndax seeni données personnelles la ñu jël dugal ko yëpp ci internet bi ay site internet daal di koy reprendre moo xam seeni identifiant étudiant ak seeni date et lieu de naissance loo xam ne yoon daf koy aaye. ñun ñoo masqué yenn information yi ngeen di seen mais noonu lañ ko publier woon te autorité université yi ñoo ko tasaare te ku ne xam ne ni lii kenn du ko def même carte d'identité jàmbur boo ko foree da nga war a masqué numéro pièce bi ak date de naissance ki ko moom balaa nga koy publier fenn. donc bu dee ni yow da nga ne da ngay corriger ay doomu aadama nga ne da nga leen yar yow ci sa wàllu bopp yaa war a correct d'abord mais mënoo sanctionner ay doomu aadama alors que yow ci sa jëfin yaa ngi salfaañi ak yelleefu jàmbur lii premier constat bu ñu def la ci mbir yi. bi ñu dàqee étudiants yi nag ku xam ak ku xamul ñëpp ngi wax am na ñu naan dañ leen a sant ngeen jàng ngeen topp ci amicale yi donte amicale yooyu aussi niñ koy doxalee jamono jii dañ ko war a xoolaat ñu lii la ñu gëm te daañ ci ñëw ndax mënoo comprendre nga gis ay étudiants yu yóotu jiite seeni naataango étudiants ba noppi di rayante comme pas possible ñoom ñoo war a servir d'exemple d'abord mais li ñu war a xam te mu njëkk mooy texte université yi ci boppam moo may étudiants yi organisé wu ci ay kuréel ñu koy woy amicale loolu dafa normal même ci lycée collège yi sax li ñuy wooye daara diggu doom yi am na lu ñuy wooye ay foyers socio-éducatifs ñu gën ko xam ci Fosco te élèves yi ñoo koy jiite dem nañ sax ba créer léegi ay gouvernement scolaire maasamaak nag seen mag yi nga xamante nii ci daara yu kaw yi la ñu nekk. organisation moom mënul ñàkk problème bi kay mooy nees la ñu mën a def ba tànn les bonnes personnes les meilleurs étudiants yu conscients ndax ku jaar université bu Dakar bii assisté du benn yoon du ñaari yoon ay xeex ñi yor ay jaasi ñu yor ay cours ñu yor ay barre de fer di nga posé wu la question est-ce que jotul ñu tànn bu baax a baax ñen ñoo war a représenter étudiants yi ak ñen ñoo war a jiitu maanaam xool seen profil bu baax a baax mais lii problème bi te gars yi waxuñu ko mooy anarchie boobu noonu am ci biir amicale yi dafa arrangé suñu homme politique yi. amicale yi dañu dem ba politiser ko balaa nga ci doon xam dara nga mës a dund campus social bu meeting politique bu rëy amee yenn amicale yi dañ leen di jox xaalis bu baree bari ak ay t-shirt ngir ñu louer ay bus wala ay car yàpp ci ay étudiants ngir ñu dem feesal benn mobilisation politique. donc lii liñ ci mën a jàpp mooy dem nañ ba toll benn niveau boo xamante nii da nga yóotu jiite amicale pas pour servir étudiants yi la fal mais pour mu nekk jaaruwaay ci wàllum politique maanaam tremplin pour réussir ci politique bi. te lii njiitu université yi xam nañ ko bu baax a baax mais jéemuñ koo saafara te cooli yëpp lii moo ko waral dañoo dem ba politiser amicale yi moo tax étudiants yi di rayante seen biir ndax affaire yi dafa dem ba bari ay enjeu ak ay intérêt malheureusement ñi ko war a régler ñoom itam ay politiciens lañ ñooy former booy yi ndax boo jëlee service social bi UCAD campus social bi fi étudiants yi di fanaan di fa lekkee di fa defee campagne di saafonteeg lépp mais kiy jiite service boobu noonu président ci boppam moo koy nommé. boo jëlee ku ci mel ni Maguette Sène par exemple nekk tey directeur COUD mais moo yónnee woon ay nervi ay agresseur ngir ñu attaqué Guy Marius Sagna fële nga xam ne mooy Nianing donc boo jëlee koo xamante ni moom agresseur la dafa yor ay nervi nga dugal ko biir COUD mu war a gérer nekkunu étudiants yi bu ay étudiants yu bokk APR di xeex ak yeneen étudiants du hésiter jënd ay armes jënd ay jaasi jox ko ay étudiants yu bokk Benno Bokk Yaakaar ngir ñu mën a jàmmarloo lii mooy problème biir université xoolee rek paradoxe bi. dañoo dàq ay étudiants ndax nee dañoo def wàllum violence daan ci ñëw mais que jiite service social bi kat ci boppam fi violence yi di amee moom dafay recruter ay nervi di recruter ay agresseur ab politicien la bu nekk ci parti au pouvoir te xalaatul biir université bañ a am mbootaay étudiants yoo xamante ni ci partem la ñuy bokk ba noppi jiite bépp kuréelu étudiant yeneen ndongo yi nga xamante ni itam dañuy supporter ay opposants dañuy organiser aussi def benn say ngir ñoom itam jiite amicale yi lii benn la ci problème yi gën a rëy université te bokk na ci lu jur coow yi lépp. kon ñun dañoo jàpp ni dàq ay étudiants du mooy solution bi ndax réglewul mbir yi lii réglé mbir yi mooy tëggaat texte université yi ba organisation étudiants yi bañ a rax daraay politique politiciens yi génn si ba amicale bu ci nekk lenn rek mooy doon sa yitte mooy taxawu étudiants yi ngir seeni conditions mën a mucc ayib moo xam sur le plan pédagogique moo xam sur le plan social. lii tant que réglé wuñu ko dindi wàllum politique ci biir amicale yi problème yi day sax di wóy.
vidéo bi nag yaakaar naa yéen ñëpp yéen ko gisandoo benn étudiant bu këf micro professeur parce que dañ doon grève muy image bu ñaaw bi ñu génnee liste étudiants yi ñu dàq média yëpp daal di xibaar ni étudiant boobu noonu këfoon micro professeur bi doon jàngale dañ ko dàq définitivement. am na sax télévision yu mag a mag yu wax ci seen journal ne étudiant bi defoon lii dàq nañ ko université dootu fa jàngee te information boobu noonu ñu ngi ko tasaare en complicité ak kilifa université yi. ñu dem ci liste étudiants yi ñu dàq ñu xool kan la ñu dàq définitivement maanaam koo xamante nii dootul jàngatee ci benn université publique biir Sénégal giiru dundam. ñu gis ni benn étudiant la buy wuyoo ci turu jërëjëf Serigne Touba Mbacké Ndiaye. dinañ ñëw ci histoire boobu noonu ndax am na ñoo xamante nii dañuy dégg teel rek ne damm na gis nañ benn waay mu ne mënoo def li ngay def ba noppi di mbubboo sëriñ bi utiliser tur bi la sa baay tuddee alors que étudiant bii nii noonu la ko wajuram bu góor tuddee. daañu ñëw ci histoire boobu noonu kii moo jërëjëf Serigne Touba Mbacké Ndiaye nee nañ mooy ki këfoon micro professeur bi ba ñu dàq ko définitivement alors que loolu lépp dara amu ci. bu ngeen xoolee sax ñaari image yi xam ni du même personne bi kii dafa xees kii dafa ñuul étudiant ya fa nekkoon bis bii nii xam bu baax ni newul ni kii nii moo këf micro professeur bi. ñaareel bi mooy acte bii nii mi ngi amee fi nga xam ne mooy fac lettre étudiants yi nga xamante ni wàllum langue la ñuy jàng ñoom ñoo doon grève ba incident bii di juddu. jërëjëf Serigne Touba Mbacké Ndiaye moom fac droit la nekk ay sciences juridiques ak yu ni mel wàllum yoon lay jàng ba lii nii di xew feneen yëgul tinul. kon dañ ko tooñ ba ci kanamu yàlla mooy li ñu doon wax au début dañ ne dañuy sanctionné ay étudiants ba noppi di tooñ ay doomi jàmbur tuumaal leen. la preuve bañ ko woowee di ko déglu kenn laaju ko ba xam yow yaa këf micro professeur bi déedéet parce que ñoom autorité université yi xam nañ ni ba loolu di xew moom fekkeewul jàngeewul sax foofu noonu. dugg ci salle bi ñu laaj ma lu gën a néew 7 minutes ne ma génnal mooy laaj yi ñu ma laaj sànq ndax yaa def lan te luñ mën ci ndax yaa ko def dama naan leen defuma ko te wax dëgg yàlla mënu leen indi preuve bi wane ne man maa ko def muy lañ wax ne man maa envoyé message doyen loolu lu yomb la ndaxte koo envoyé message sa message dina fa des ma ne ko doyen ngi nii loolu du ko mës a prouver ndaxte defuma ko leneen li muy acte de vandalisme yàqu-yàqu yeeg yooyu man leen am na vidéo yu bari yu nekk ci internet du ngeen ci gis sama kanam ndaxte defuma ko waat sax def naa ko waat sax defal naa leen ko ne leen carrément loolu yi defuma ko. ñoo ko déggandoo laajuñ ko benn yoon lu jëm ci micro professeur bi ñu ko fon ndax laalewul ci mbir yi bu ñuy seet nañu dem seet ka def loolu noonu te koy daan mais dañoo bëggoon woon sénégalais yi que ni teg nañ ay daan ki defoon loolu noonu ngir mën a dégg waaw góor tax ñuy sos daal di génne liste bii xamal média yépp ki ne étudiant bi këfoon micro professeur bi dàq nañ ko définitivement université te boo xoolee ci liste bi mennam jërëjëf Serigne Touba Mbacké Ndiaye la ñu dàq définitivement kon ku gis lii da ngay jàpp ni kon moom moo defoon jëf li alors que yëgul tinul fekkeewul ñu jaxase ko ak Sénégal ñëpp di ko saaga ci réseaux sociaux yi ci fee boo xamante ni deful keroog gis nañ benn waay mu ne bul def li ngay def ba noppi di mbubboo turu ku tedd gi di fàttali que ni moom jërëjëf Serigne Touba Mbacké Ndiaye papam professeur de philosophie la woon ca UCAD waajuram bu góor boobu noonu dem ba amoon yéene dafay travaux de recherche ay gëstu ci wàllum addiya bi nga xam ne taaliba murid yi ñi ngi koy joxe ndax moom mënu woon comprendre naka la doomi aadama mën a liggéey xaalisam di ko jox ab sëriñ mu décidé dem ba Touba gëstu mbir moomu noonu yàlla boole ko sëriñ Abdou Lahad Mbacké mu xamal ko liggéey bi mu na mu amal sëriñ Abdou Lahad daal di koy jàppale ci liggéey boobu noonu ba mu jeexal mu jàng ci lu baree bari découvrir li nga xam ne mooy philosophie murid yàlla def gannaaw loolu noonu suñu borom may ko doom bu góor muy jëm ji ngeen seen mu tuddee ko jërëjëf sëriñ Touba Mbacké Ndiaye muy xale boo xamante ni yàlla daf ko may xel mu neex macha allah te fépp fu mu mës a jaar daal dina fay marqué empreinte am kii la ñu sacrifié avenir am ci tàppale ki sos mais li gën a garaaw mooy moom la ñu daan aj bi gën a diis mooy dootul jàngite ci benn université publique biir Sénégal. li nga xamante ne si ni moom lañ may waxal ba tax ñu ne autorité bi am na suffisamment de preuve pour war maa génn ci université bi yàq sama njàng ci dans les universités publiques et dans les universités privées ndaxte le document là dañ na ma ce présent document sera versé dans votre dossier nga xamante ne si boo génnee ci université bii nii dem ci yeneen université boo dikkaatee di def concours ba mu mënti def it maanaam doo jàll ndaxte ki koy corriger li muy njëkk a xool muy kii ndax amoon na respect ndax amoon na nangam ak nangam dañuy yàq sa dossier hypothéquer sa avenir teg ma loo nga xamante ne si ni tey bu fekkoon ne duñu ay murit yaakaaruñu Serigne Touba mën naa ne mën nañ fa jaaree craquer mën nañ fa jaaree defi ji leneen
ndaxte dañoo nekk soutien de famille nekk sama taaw yaay mu am ma man kese ndaxte suñu way jur génn na àdduna am na ci lu bare loo xamante ne si nii suñu ndodd yi la tegu ñun rek lañ ci yaakaar mu nekk loo xamante ne si nii tey dañu cee yaakaar bu baax a baax sax ñu ñëw fii ci université bi di ko nelawaaleel di ko yeewuwaaleel xam li ñu fi indi te bañu fi muy jàng rek teg ko ci njub ñu nekk ci. beneen dong bu ñu dàq mi ngi wéy ci turu Pape Abdoulaye Touré juróomi at lañ ko daan moom ak jërëjëf Serigne Touba ñu nekk ndoon fac droit bokk même année bu ñu amandoo bac muy 2018 ñoom ñëpp ay xale lañ seen sikkim yee teel a génn rek ñu teel a engagé wu ci yenn yi mais kenn amagu ci fanweeri at moom Pape Abdoulaye Touré liñ koy tuumaal mooy nee nañ dafa doon yàq gannaaw ba ñu xabaaree résultat élection yi waaye itam dafa envoyé woon benn message doyen de faculté bi daañu ñëw ci détails yooyu yëpp mais kan mooy Pape Abdoulaye Touré dañu déglu élément bi ñëwaat. kenn nekkatul en sécurité à l'université, ça je l'avoue ici parce que je parle peut-être sous le contrôle de mes camarades étudiants. gis nga communiqué bu rectorat bi bu mu génnee. mais même j'ai vu des commentaires yoo xamante ne sur les réseaux sociaux ay étudiants mais dañu doon applaudir. c'est parce que dañu doon applaudir parce que c'est-à-dire dañu am na étudiants yu bëri dañu leen terroriser à l'université. ñu leen terroriser suñuy moroom étudiants ñu terroriser à l'université te matuñu 1% de l'université. mais terroriser leen comment xam nga terroriser mooy série de violence yu may wax rek. tey kenn amatul liberté wu toog ci plateau télé di wax sa xalaat soo ko defee soo ñibbee ñu fekk la sa chambre est-ce qu'on se comprend. xam nga lay fekk sa chambre. mais say moroom étudiants li nga xamante ne peut-être yow li nga wax arrangé wu leen doo leen fekk sa chambre. politique la quoi. gis nga loolu man dama direct. man awma ku may ragal ginnaaw yàlla. tu vois moo tax loolu man bu ma gisee communiqué bi ci principe bi man dama ci d'accord. donc kii mooy Pape Abdoulaye Touré bi muy wax lii dafa doon dooleel maanaam appuyer benn décision boo xamante ni mi ngi jóge ci recteur buy cadre maanaam décision bu kilifa université yi jëloon ngir nees la ñu mën a def ba dakkal wàllu violence biir université ndax dafa bari étudiants yoo xamante ni mënuñu dund ci seen yu bakkan biir campus social ndax rayante bi fa am moom Pape Abdoulaye Touré bokkoon ci ndongo yi nga xamante ni dañu àndoon ci mbir yooyu noonu maanaam wàllu violence mën a jeex complètement nee nañ dafa bokkoon ci étudiants yi doon yàqate benn ci restaurant campus social buy kàdd mooy image yi ngeen di seen jëfin gu ñaaw gi kañ la xew gannaaw bu ñu publier résultat élection amicale yu fac droit te résultat yooyu noonu lan la ñu wax dañ ne ñoom Pape Abdoulaye Touré ak seen coalition bi ñu naan article 118 et 119 du COCC ñoom ñoo jël raw gàddu gi am lu ëpp 99% des voix maanaam ñoom ñoo gagné ci kanamu beneen coalition étudiant bu ñu naan article 118 luxe mais Alex essentiel am lu toll ci 0,312% des voix résultat jar na yoonam déet du ñu dugg ci détails yi ndax maîtriser wuñu système de vote bi en tout cas ñoom Pape Abdoulaye Touré génn nañ ñoom di jubilé di tàccu jàpp ni ñoom ñoo gagné di sax ranger yenn mbir yi ngir woote non violence parce que résultat yi dafa ne ñoom ñoo jël raw gàddu gi. jëlal lépp defar leen lépp ay yàqkat leen ils sont violents defar leen lépp lañ ko jàq defar leen lépp defar leen lépp moment bi nii yeneen étudiant ñoo nekk di yàq benn ci restaurant UCAD yi ndax ànduñ ci résultat yi léegi laaj bi ñuy laaj mooy ndax xel mën naa nangu nga jàpp ni yaa gagné bay jubilé gannaaw ba résultat yi génnee nga dem sax bay ranger yenn mbir yi ngir bañ yàqu-yàqu wëlbatiku di dem ci ay restaurant di yàq dafa am yoo xam ne xel mënu koo nangu donc saccage yi amoon yoonu Pape Abdoulaye Touré newu ci woon parce que moment bi ñeneen ñi di yàq ñoom ñi ngi nekkoon fac droit di jubilé léegi nag au lieu que kilifa université yi jéem a identifier yàqkat yi ba noppi nag dooru jublu ci résultat élection yi ndax jar na yoonam déet defuñu ko dañoo xëy bés ne nee nañ résultat élection yi ba noppi nag cible ay étudiants di leen convoqué benn par benn alors que moom doyen de la faculté bi jël ndogal bi dafa waxoon daaw yoonam newul ci ay résultat élection ñun ginnaaw ci après élection yi ginnaaw résultat yi suñuy adversaire posé nañu peut-être ay acte de vandalisme ak de violence suñu doyen faculté xëy le lendemain génnee communiqué ne annulé na élection yi te l'année passée bu ñuy dajeeg moom fii ne ko ñeekat dañuy utiliser ay actes frauduleux maanaam dañuy bloquer suñu puce lenn la ñu waxoon je ne suis pas compétent
je ne suis qu'un superviseur et que man je me contente ci résultat yi may livrer muy résultat final. bi li amee ñoom Pape Abdoulaye Touré defuñu woon violence déedéet yàquñu woon message bii la ñu bind envoyé ko doyen bi dañ ko ne yow kilifa faculté bi mosuñoo am xel ñaar ci sa yamale waaye gannaaw sa communiqué bi nga génnee mbooleem daara ju kawe ji yëpp am nañ betteel bu rëy lool. ñu ne ko yow sax ndege di daaw gannaaw bañ la xabaaree ni beneen liste biñ doon jàmmaar lool dañuy amal ay njuñ njaaj ci élection yi lan nga ñu tontu woon da nga ni woon yow résultat élection yi dong mu la yitteel anam gi ñu ko gañee sa yoon ne aussi lii nga ñu tontu woon di la xamal nag benn mbir gañe nañ élection yi ba noppi te duñu demaat cañ bañ gàcce bu fekkee ni nag da ngaa bëgg année blanche am ci biir faculté bi saxal ci ndogal bi nga jël message bi Pape Abdoulaye Touré envoyé na ko yeneen étudiant yu ci mel ni soxna si di wuyu ci turu Khady Badiane envoyé na ko moom itam 2 ans lañ ko daan ndax nee nañ dañoo envoyé message di saaga doyen de la faculté yaakaar naa yéen ñëpp yéen a dëggandoo message bi amul fenn fu ñu saagaa loolu ay tappale la d'ailleurs bi ñu leen doon convoqué ñoom waxuñu leen benn yoon wàllu message moo tax ñu convoqué leen dañ leen convoqué parce que dafa am ñu joxe seen tur ne dañ doon yàq ñu déglu leen ba noppi gis ni laalewuñ benn yoon ci mbir yi du preuve du image du vidéo ndax xel nanguwul ñu ne yaa gagné ba noppi di yàqate ñu daal di far nag utiliser message yi ne da ngeen a saaga doyen de la faculté. li ñu bëgg a gëmloo nit ñi mooy ñun dañu dàq parce que ñun ñoo nekkoon di saccager restaurant yeeg yee fitna biir université. or que man sama bi may jël sama notification liñ ma wax ñu ne dañ ma dàkkee ndax un message bi nga xam ne message insultant bu ñu envoyé au doyen la ñu wax ne moom lañ ma dàkkee. te ci sama convocation biñ may convoqué bindaluñ ma loolu. liñ ma convoqué ak liñ ma dàkkee c'est diamétralement opposé. kon ñu ngi may convoqué pour saccage violence et consort. d'accord ci loolu lañ la dàkkee. ci loolu lañ ñu dàkkee waaw. lii yëpp mënoon nañ ko éviter ci kaw élection yi di jaar yoon te boo seetloo bokk na ci faculté yi nga xamante ne toujours ñoom la seen élection di am problème muy fac droit ak fac lettres boo xoolee ñaari fac yi faculté yu influent la ci biir université Cheikh Anta Diop. boo fa xasee ba teg tànk pour nga am université Cheikh Anta Diop ci sa loxo dafay yomb torop. looloo waral mooy comme li ma wax démb. autorités yi ñoo nangul génnee seen loxo ci suñuy élection de faculté parce que tey jii mënuloo ne yow état faculté bu ne da nga fay samp mënoo ne da ngay samp si biti ne da ngay samp si biir da ngay gis ñu ni la élection wu ren ji élection diw la maanaam mën nañ la ne par exemple élection Macky Sall la wala élection Ousmane Sonko la genre ñoom faculté bu ne dañ fay samp pour am seen waaw ak seen i déet di mën a dox ci biir université bi comme niñ ko sentiree. ñun nag li ñu jàppee sanction yi mooy surtout kaw Abdoulaye Touré ak Khady Badiane mooy ay victimes seen engagement citoyen la boo jëlee ko ci mel ni Pape Abdoulaye Touré par exemple membre la biir aar lu ñu bokk ñi yàgg a dem manifestation ràññee nañ ko bu baax a baax néew na ci combat yu participé wul moom nag yàgg nañ ko singili septembre 2020 lañ ko agressé woon buntu université alors que dafa génnoon ngir dem jàppale ay rakki étudiants am yoo xamante ni ñii dañuy soog a am bac te kenn orienté wu leen ñii ñu yóbbu leen UVS te teguñu leen ci ay conditions yu baax mu génnoon université bu Dakar dem di leen jàppale. ñu doogaale ko ci yoon bi dóor koo dóor ba muy bëgg a dee te mosul fayu. bu ñu waree génn nag man université laa logé ma war a génn université pour rejoindre sama camarade yu nekkoon sur la VDN dama génn grande porte ñu jéggi benn GMI parce que chaque jour université ku am seetlu dina gis na day am oto GMI bi taxaw foofu. triangle bu ndaw boobu lañ taxaw parce que oto yi dañ doon circuler ñu waroon jéggi mais dañ doon xaar oto yi taxaw GMI taxaw fële interpeller un civil taxaw fu mu taxaw ne ma hé ma ne ko wii. maa ngi jégalu ci baat bi mais fallait que ma wax ko noonu mu ne ma dégage noonu la ma ko waxee man tontuwuma ko parce que non seulement nuyuwuma ba pare il a utilisé un vocabulaire un peu déplacé mu jéggi ñëw fekk si ma ne ma xanaa du yow laay wax nga dégager ma ne ko ah je ne vais pas mettre ma vie en danger pour exécuter la alors que oto yaa ngi circuler mënumaa jéggi tànk oto yaa ngi circuler mu téye oto yi taxaw mu ne ma maintenant dégage toujours moo dégage. ma jéggi dem ci trottoir bi di dem mais amoon na benn ligne policier bu nekk juste à côté kenn ci ñoom na ma yow maa ngi jégalu ba léegi ci kàddu yi mais nu ma ko waxee laa bëgg mu leeree noonu mu ne ma yow imbécile kii di la wax dégage ngay am looy xaar ma ne ko 1 takkul masque 2 nuyuwuma 3e il a utilisé un vocabulaire irrespectueux envers quelqu'un parce que bu dul dara sax man nit laa te waroon na ma mën a respecter lii laa ko tontu ñu sëkkatoo ma dal sama kaw commencé ma dóor ay mbéj yu saf-sap yóbbu ma ci ginnaaw seen camion bi ils étaient presque 10 éléments GMI sur moi sur un civil un étudiant bu yorul xeer yorul puso
ñu sol seen tenue yeeg seen tout di ma mbéj di ma insulter de mère saaga ma de tous les noms d'oiseaux insulter ma ñii kàjji ma ci biir kii jóge fële jël lance grenade dóor ma ko ci ndigg ba tey maa ngi nii sama ndigg bi dafa am problème toog naa 2 jours yoo xamante ne maa ngi jégul dew ma toilette parce que munu sama ndigg dafa am problème ma dem ba pare ñu yóbbu ma fi nga xamante ne mooy commissariat Point E. kon gis ngeen ni moom dañ ko yàgg singili donc bu gars yi amee tey occasion bu ndaw a ndaw ngir dàqlu ko du ñu hésiter benn yoon li ko yóbbee li lépp mooy engagement am nga jël aussi Khady Badiane membre mouvement bi di FRAPP la te Guy Marius Sagna jiite ko mouvement panafricain boo xamante ni li ko tax a jóg mooy xeex ngir suñu réew rocceeku ci mbuumu njaam bi ñu France teg moom Khady Badiane moo jiite FRAPP biir UCAD kon ngeen gis ni dafa am ñu ciblé sosal leen taxe leen ay étudiants yu yaradiku alors que ñoom yàquluwuñu li ñuy def nëbuñu ko mooy envoyé message bi doyen de la faculté amul saaga comme ni ñu ko jibalee maanaam dañu jógoon pour diaboliser leen kon lii acharnement lañ ko mën a jàppee ñoom nag jël nañu décision topp mbir yi di la ñaanal yàlla may leen ci ndam ak bépp étudiant boo xamante ni yow jàpp nga ni dañ laa tooñ buñ ci amul ndam itam ñu xam ni du forcément université bii mooy tax nga réussir sa àdduna dañ leen di rek jox benn exemple muy Madické Niang moom Madické Niang faculté bu droit bi xale yi doon jàngee tey ba ñu dàq leen la nekkoon di jàng bokkoon na ci étudiants yi njëkk a créé amicale biir UCAD bañ ko créé ba noppi Senghor daf leen dàq Madické Niang ci étudiants yooyu ñu dàqoon ci la bokk en 1977 bañ ko dàqee ba noppi moom Madické Niang Abidjan la dem Côte d'Ivoire wóyal njàngam ci wàllum droit ñibbi si Sénégal nekk avocat doon avocat wu société yu mag a mag ci mel ni CSS pare nekk fi ministre bi ñu dénk wàllum dëkkuwaay nekk fi ministre bi ñu dénk wàllum énergie ak mine nekk fi ministre bi ñu dénk wàllum yoon nekk fi ministre bi ñu dénk wàllum bitim réew te moonte dañ ko dàqoon ci université bu Dakar bii amaana sax ci dàq boobu noonu la yàlla jaarale woon wërsëgam kon xàcc boo gis wërsëguwaay gëm leen seen bopp ndax képp ku ñu tooñ te muy lu dëggu jàppal ni suñu borom dina ko fayu bu ko fayul tam ci tooñkat yi borom dina xàll sa yoon jagleel la beneen mbir boo xamante ni moo gën téeméeri junni yoon la nga doon yootu lii mooy message bu ñu lancé bépp étudiant boo xamante nii wóor na la ni dañ laa tuumaal mais dañ ci boole dàq la kon taxasolu bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf